ñii ci ñàkk seen bakkan deret yii ci tuur ngir xeex askan wu taxaw ngir dog jéng ñoom ñii seen bakkan ngir askanu Sénégal siggi faw ñu dellu siggil leen xeex ngir yoon atte fàttali àddina ni sañ-sañ ngor moom sa bopp dees ko yelwaat dees koy xeex Ndakaaru ba Ziguinchor askan wépp a ngi fàtte ndax fàtte xaj ana dégg justice ndax jàmm jógis ñii ci ñàkk seen deret yii ci tuur ngir xeex askan yu taxaw ngir dox ci ñoom ñii askan ay ñu dellu si biir xeex yoon acte bi àddina ni sañ-sañ ngor moom sa bopp dees ko yëngu dees koy xeex Ndakaaru ba Ziguinchor askan wépp a ngi ndax fàtte xaj ana jéggal justice ndax jàmm jógis ñii ci ñàkk seen deret yii ci tuur ngir xeex askan wu taxaw ngir dox jéng ñoom ñii dafa seen bakkan ngir askanu Sénégal siggi faw ñu dellu siggil leen xeex ngir yoon acte fàttali àddina ni sañ-sañ ngor moom sa bopp dees ko yelwaat dees koy xeex Ndakaaru ba Ziguinchor askan wépp a ngi ana dégg jàmm jógis ñii ci ñàkk seen deret yii ci tuur ngir xeex askan yu taxaw ngir dox jéng ñoom ñii dafa seen bakkan ngir askanu Sénégal siggi faw ñu dellu siggil leen xeex ngir yoon acte fàttali àddina ni sañ-sañ ngor moom sa bopp dees ko yelwaat dees koy xeex
Organisation parce que si ñu war a def discours ci sa bopp yaa ngi
Assalamualaikum warahmatullah. Ñoo ngi ñaan ñëpp nañu delluwaat toogaat seeni place. Ñoo ngi ñaan encore une fois de plus parce que jour bi moo ko laaj, parce que li tax ñu woote moo ko laaj, et parce que fi ñu jaar moom moo ko laaj. Kon tey bu ñu mënee ànd ak dal ñu mën a commencer li nga xam ne moom mooy suñu programme du jour. bu ñu ko mayee ñëpp toog ñi nga xamante ne tooguñu bëgg a jël ay image ñu ngi xaw a yàq liggéey bi te bëgguñ mu yàqu nañ ci jàpp ñoom ñëpp rek toog ñu tàmbali liggéey bi gannaaw bi nga xamante ne le président de PASTEF Ousmane Sonko ñëw na ci salle bi. waaye ni ñu ko xamee li ñu bokk ñun ñëpp te mu dajale ñu fii mooy Sénégal moo tax dañuy tàmbale li nga xamante ne moom mooy programme bi ak suñu bàkku réew maanaam hymne national. kon DJ boo paree rek mën nga tàmbali li nga xamante ne
moom mooy hymne national ñëpp jóg ànd ak dal ak teey ñu mën a commencer li nga xamante ne moom mooy programme bi donc DJ DJ yow la ñuy xaar ci hymne national bi jërë ngeen jëf léegi nag mbokk yi ñëpp xam nañu ne daje bi li ko tax a jóg du dara lu dul fàttaliku waaye waxtaane li nga xamante ne moom la ñu woowee tey jii nii di commémoration de la journée des martyrs waaye balaa ñu cee dugg dañuy woo ki nga xamante ne moom mooy Saliou Samb bu Pastef Touba mu ñëw tàmbali ñaan gi ñu tijjee mbir mi ak ñaan mu nekk kenn koo xamante ne ci ñu subir ci régime passé bi la bokk mu joxe ñaan ñu def ñaan soog a dugg ci li nga xamante ne moom mooy activité bi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين تلك الرسل فضل الله بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اختتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن لا يفعل ما يرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقنا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديه وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم ياسين القرآن الحكيم إنك لمن المرسل على صراط مستقيم تنزيل وعزيز الرحيم تنصر قوم ما أنزل آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنصرتهم أم لم تنصرهم لا يؤمنون إنما تنصر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثاره وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم رسلا فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكسبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا بلاغ مبين قالوا إنا تترنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أي ذكر بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسأل يا قوم اتبعوهم من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يرونهم بدر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقصون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليتهم يحلف بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قوم من بعده من جند من السماء ما كنا مرسلين إن كان إلا ساعة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتي من رسل الله كانوا بيستعصون ألم يروا كما أحنا قبل من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهدرون وآية لهم الأرض ميتة أحييناها وأخرجنا منها عبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل واحدة وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما من أيديهم وأفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تملأ من نفس وما لا يحلمون وآية لهم لا ينصب من النار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير عزيز عليم والقمر قدر منازل حتى عاد كالهرج القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم هو أن عملنا سريات في الفلك مسحون وخلقنا لهم من مثل ما يركبون وإن نسخ نخرج فلا صريخ لهم ولا هم ينقصون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن يطعموا من لا يسع الله أطعموا إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقول متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يسر إلى ساعة الواحد تأخذهم يخصمون فلا يستطيعون توصيل ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا من الأجداث إلى ربهم يسجدون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كان إلى ساعة الواحد فإذا هم خامدون يا حسرة عليهم ما يتم مرتنا كانوا بيسسون إن ألم يركم على قبل مكانهم ألم يركم على قبل من القرآن أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل ما جميع لدينا مهدرون وآية لهم الأرض أهين وإن كل ما جميع لدينا وآية لهم الأرض أهين فاليوم لا تسلم نفس ولا إلا ما كنتم تحملون إن أصحاب الجنة هم في سوء فاكهون هم وأزواج في سلال على رأيهم فاكهون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قول من رب الرحيم وامتاز يوم أيها المجرمون ألم أحد لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدون هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا فلم تكن تعقلون هذه جعلناكم التي كنتم تعبدون اصلوها اليوم ما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتصل أرجلهم ما كانوا يكسبون ولو نشاء لمسخنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنتم يبصرون ولو نشاء لمسخنا على مكان فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نحمله ننكس في الخلق لا تكن وما حلمنا نحصر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر قرآن مبين لتنذر من كان حيا وهي خلق على كافر أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وسللناها لهم فمنها ركوبا ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومصارف ولا يسكنون واتخذوا من دون الله آلهة الله لهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهترون فلا يحزنك قولهم إنا نحن ميسرون وما يهتدون أولم يرى الإنسان أنا خلقنا من فتح فهو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ما يحيي الإنسان وهي رميم قل هي الذي أنشأها أول مرة وبكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر النار فيها أنتم منه تخرجون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم بل هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم إنما السبيل الجد الله من كل كريم أكرم ومن أمه خادم وتكرم أسلم له كل عن إيمان ولا يسم الإحسان للرحمن واجه بالسكر لا كرة فايسابه مع النيران سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. jërëjëf
Ndongo Samb mu bokkoon ci ñi nga xamante ne nekkoon nañ ci kaso bi ba bind fa sax kaamil alquran jox ko le président de PASTEF Ousmane Sonko. léegi nag dañuy def 1 minute de silence boo xam ne dañ woo ñi nga xam ne ñoom lañu bokkulul diine te ñu bokk combat bi ñoom également ca diine bu ñu bokk ku ci ne ca fa nga toog nga ñaanal ñi nga xamante ne ñoom ñooy martyrs yi ñaanal ñi nga xamante ne également ñoom ñoo ci jëlee ay gaañu kon 1 minute de silence pour ñooñu. amin mbokk yi comme ni ngeen ko xamee maa ngi koy wax tout à l'heure daje bi li ko waral mooy commémoration boo xamante ne c'est fait en mémoire de nos martyrs comme ni ñu koy waxee symbole de courage de liberté et de dignité mbokk yi daje bi tey du daje feet boo xamante ne dañ naan nañu xumbal déedéet bis bu lu mu laaj mooy des moments solennels li mu laaj mooy ñun ñëpp ñu ànd ak dal waaye li mu laaj ñu xool de 2021 et même au-delà ba 2024 li ñu daj ba ñu egsi fi ñu egsi ba tax na déroulé bi nii lay demee kii nga xamante ne moom moo nekk équipe psychosociale di Adja Ndar dina ñëw Abdoulaye Mbodj ñu naan ko baron université moom tamit dina ñëw Djibril Kandé di blessé invalide moom également dina ñëw Mouhamed Lamine Djiba ñu torturé ko woon fii ci Dakar moom également dina ñëw ñi nga xam ne ñoom ñooy représentation du milieu carcéral man ñi nga xamante ne ñoom lañu jàppoon te ñu nekkoon ca kaso bi kii di Mansour Nianjo Maron nekk maamu kenn koo xamante ne bakkanam daf ci rot dina wax ku ñuy wax madame Sarr moom soxnas kenn koo xamante ne dafa ñàkk bakkanam ci la waa pièce théâtrale également sur les martyrs dina ñëw Mohamed Seck Thiès Mati Sarr ñoo dina wax Mbàkke dinañ am kenn koo xam ne moo leen di waxal Abdoulaye Koli dina wax Ousmane Badji ñu naan ko grand-père fii ci Dakar ñu jeexalee ko ak discours ki nga xam ne moom mooy madame Maymouna Dieye bu ci paree ñu jox kàddu yi ki nga xam ne moom mooy le président de PASTEF Ousmane Sonko. waaye daje bi comme niñ ko waxee dafa am ñoo xam ne buñ dee wax héros buñ dee wax jàmbaar buñ dee wax ñi nga xamante ne tey kenn xàmmeewul xëy na seen xar kanam comme ni ñu xàmmewee ba su Sadiq et pourtant li ñu daj ci projet bii li ñu ci dund li ñu ci ñàkk liñ leen teg tarfatal ay ni ba xëy na sax sama saar gi jotuñ ko ñoom ñoo toog nii ak seeni mbokk ak ñi nga xamante ne ñoo génn àddina kon bu amee ñoo xam ne ñoom ñoo tudd héros ci projet bii jàpp leen na du kenn ci ñun yéen ñii toog na et pour ngeen mën ko xam dañuy déglu ku ci nekk selon son statut ak li mu doon biñ nekkee ci xeex bi ak ñi nga xamante ne doon nañ nekk seen wet di leen jàppale bu ñu waxee ngeen dégg seen discours di ngeen xam exactement yéen ñi ñuy seetaan fu ngeen mënti nekk ci Sénégal lan moo tax ñii toog fii ak ñi jot a tem ñoom ñoo nekk ay héros kon dañuy woo ki nga xam ne moom mooy Adja Ndar mi nga xamante ne équipe psychosociale la bokk mooy ñi nga xamante ne ñoo ngi leen topp ci wàllum xel di leen xelal ak di leen jàppale kon Adja Ndar mën nga ñëw def sa discours pour 3 minutes.
Auzu billahi mina sheytaani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Monsieur le Président du parti PASTEF, les Patriotes, Monsieur Ousmane Sonko, Mesdames et Messieurs les honorables députés, Mesdames et Messieurs les représentants des familles endeuillées, Mesdames et Messieurs les ex-détenus et toutes les personnes impactées par les événements de 2021 et 2024, chers partenaires et alliés, chers invités, chers camarades, en ma qualité de représentant de l'équipe de prise en charge psychosociale, je tiens d'abord à vous saluer du fond du cœur et à vous remercier de me donner la parole en ce moment si particulier. Avant toute chose, permettez-moi d'avoir une pensée profonde, une pensée pieuse, une pensée respectueuse pour toutes les victimes des événements tragiques qui ont secoué notre pays entre 2021 et 2024. Que leur souvenir continue d'éclairer notre route, que leur courage inspire chacun de nos pas, et que jamais, je dis bien jamais, leur sacrifice ne soit oublié. Nous voici réunis aujourd'hui alors que notre pays avance sur un chemin difficile mais essentiel. Celui d'une démocratie plus juste, plus apaisée et qui place la dignité humaine au centre. Ce chemin, nous ne l'avons pas tracé dans les livres, mais dans l'épreuve, la résistance et parfois le sacrifice. Votre sacrifice n'est pas vain. C'est pourquoi il est si important de se souvenir de ces martyrs dont les vies et les souffrances ont marqué notre histoire à jamais. Leur mémoire n'est pas derrière nous, elle nous engage tous. Chers frères et sœurs patriotes, vous avez vécu des choses que beaucoup d'entre nous ne peuvent imaginer. Des moments sombres, douloureux, où la solitude, l'injustice et la peur vous ont envahi. Alors aujourd'hui, je veux vous le dire simplement, avec toute ma sincérité, vos émotions sont légitimes. Vos blessures existent et vos cris de cœur ont de l'importance. Vous êtes entendus, vous êtes respectés. Souhaitons que chacun d'entre vous se sente ici reconnu pour la force immense que vous portez en vous. Dans quelques instants, notre cher Ousmane Sonko s'adressera à vous avec un message de reconnaissance, de confiance renouvelée et d'engagement pour des lendemains meilleurs. Nous vous invitons à l'accueillir avec le même esprit de calme et de dignité qui vous caractérise. Chers camarades, merci d'être là. Merci pour votre courage discret et votre dignité. Merci de faire de ce moment une étape historique tournée vers la paix, la vérité et le respect mutuel. Ce moment est le vôtre, ce moment est le nôtre. Ce moment est celui d'un Sénégal debout, humain et solidaire. Merci à tous. Jërëjëfati. Sun ma ko may rek ma tënk ko ci wolof. Tey kàddu yi mënta neex. Tolloogunu ñun fu ñuy bànneexoo pouvoir ndax dafa am lu fi jot a xew. Ay bakkan rot. Ay nit ñu tëj leen kaso. Ñi jële ci ay laago ba tey. Donc mënoo gunu bànneexu pouvoir. Ci loolu équipe psychosociale bi nga xamante ni moo nekk ci Moncap Santé di tàllal loxoon ki fi nekk ñëpp muy les institutions muy les personnes ñi nga xamante ni ñu ngi ci ay kuréel yu mën a jàppale nit mën a dimbali nit di gunge les familles endeuillées mais aussi les victimes. Accompagnement psychosocial suñu koy wax mooy dimbali nit ki ci yombalal ko li nga xamante moom la dund mën na nekk épreuve mën na nekk jafe-jafe ci wàllu nekkin ñun de ñu ngi leen di tàllal suñu loxo wal leen ni le chemin est encore long et on va cheminer ensemble en vous accompagnant parce que kenn ku ne
accompagnement psychosocial bi nga soxla dafa personnalisé kenn mënu ko en groupe il faut nga détaillé ko daf ko benn par benn parce que kenn ku ne sa soxla mooy sa soxla sa mbébét mooy sa mbébét ni Pape Fara wala Diop Taïf wala Imam Kouta wala Ami Dia wala keneen ak keneen dundee mbir mi keneen mën na ko bindee dundee noonu ni mu ko transcender keneen mën na ko transcender noonu donc ñu leen di tàllal loxo di leen wax ni l'accompagnement psychosocial est là il y a des choses qui ont été faites et on va continuer dans ce sens asalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf Adja Ndar dañuy woo représentant yu université yi ko xam projet bii xam fi mu jaar xam nañu ne peut-être ce projet ne serait pas si les étudiants n'étaient pas dañuy woo Abdoulaye Mbodj mu wax au nom des universités pour 3 minutes Abdoulaye ñoo ngi may bàyyiloo xel temps bi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Monsieur le président du parti PASTEF, le premier ministre Ousmane Sonko, chers camarades de lutte, distingués invités, chers frères et sœurs réunis pour cette journée dédiée aux victimes, nous étudiants ex-détenus, membres engagés de la grande famille PASTEF, vous adressons nos respects révolutionnaires et notre gratitude pour l'opportunité qui nous ont offert de prendre la parole en ce jour solennel. Je m'en vais vous communiquer un extrait de notre mémorandum rédigé le 15/8 mois 2024 dont nous n'avons pas eu l'opportunité de vous remettre malgré toutes les tentatives. Depuis les indépendances africaines jusqu'au printemps démocratique, l'histoire retient que les étudiants ont toujours été l'avant-garde des grandes transformations sociales. Au Sénégal, nous avons écrit une page glorieuse par nos sacrifices, nos marches, notre résistance pacifique et notre foi inébranlable en ce changement juste. Nous avons contribué de manière décisive à l'avènement d'une nouvelle ère politique. Notre lutte commune menée sous la bannière du PASTEF a permis au peuple sénégalais de reconquérir sa souveraineté. Nous en sommes fiers car c'est au prix de notre liberté, de nos souffrances et parfois de notre sang que cette victoire a été obtenue. Mais Président, si nous célébrons cette victoire, nous devons aussi dire avec une profonde amertume que beaucoup d'entre nous, anciens détenus pour la cause, vivons aujourd'hui une situation profondément injuste. Après avoir enduré la prison, nous affrontons une autre peine, l'exclusion universitaire. Beaucoup ont perdu leurs inscriptions, sont radiés des listes, se voient refuser le droit de reprendre leurs études. Nos dossiers académiques sont souvent marqués du sceau de la discrimination et nos rêves d'éducation et d'avoir sont brisés au moment même où le changement pour lequel nous nous sommes bâtis devait nous apporter justice et reconnaissance. C'est pourquoi, Excellence, nous vous adressons ces demandes concrètes, que des mécanismes soient mis en place pour assurer notre réinsertion académique et administrative avec la régulation de nos situations universitaires. Que des opportunités de bourse d'études étrangères nous soient accordées pour nous permettre de nous former dans les meilleures conditions afin de revenir servir notre cher Sénégal avec des compétences renforcées. Que des formations professionnelles adaptées nous soient proposées et que l'école du parti nous ouvre ses portes pour nous former aux enjeux politiques, économiques et sociaux de notre nation.
Nous voulons être des acteurs de développement, pas des laissés pour compte de la révolution. Par ailleurs, Monsieur le Premier ministre, le président du parti PASTEF, la situation globale des étudiants reste préoccupante. Les retards chroniques de paiement des bourses, les conditions d'études précaires, le manque de dialogue entre les étudiants et les représentants des étudiants. Nous demandons instamment que des assises universitaires soient organisées afin de clarifier les règles d'attribution des bourses et d'améliorer la transformation et garantir un soutien durable à la jeunesse estudiantine. Nous saluons et remercions le Premier ministre Ousmane Sonko, le président de l'Assemblée nationale, le coordinateur de la JPS nationale, Maître Ngagne Demba Touré, et un de nos grands, Victor Delmasseur, Ousmane Diouf, l'ensemble du gouvernement ainsi que les guides religieux pour leurs efforts visant à apaiser le climat sur les campus et à permettre aux étudiants de pouvoir de poursuivre leurs études dans la sérénité. Ces démarches méritent d'être consolidées et élargies. Président, malgré les épreuves, nous réaffirmons avec force notre appartenance au PASTEF et notre fidélité à ses idéaux de justice, de dignité et de progrès. Vous, Monsieur le Président Ousmane Sonko, restez notre guide révolutionnaire, notre inspiration dans ce combat pour un Sénégal nouveau. Nous croyons en vous, nous croyons en ce parti, nous sommes prêts à continuer à servir notre pays, mais dans la main avec vous. Excellence, Monsieur le Président du parti, votre candidature reste une exigence pour les élections présidentielles de 2029. En cette journée dédiée aux victimes, nous disons notre sacrifice n'a pas été vain, mais il doit maintenant se transformer en espérance concrète. Aidez-nous à redevenir des étudiants à part entière pour devenir demain les bâtisseurs d'un Sénégal victorieux. Vive PASTEF, vive la jeunesse sénégalaise, vive le Sénégal, vive l'Afrique. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Abdoulaye. Abdoulaye Mbodj, ñu naan ko baron. Léegi nag dañuy jox kàddu gi kenn koo xam ni ci blessé invalide yi la bokk. ci ñi may dégg boo déggee blessé invalide xëy na bu ñëwee di ngeen bëgg a xam li may expliquer mooy ñoo xam ne xëy na lenn ci seeni cër ñàkk nañ ko ci te régime bii passé ñoom ñoo leen ko teg kon dañuy woo ki nga xamante ne moom mooy Djibril Kandé mu wax à leur nom. waaye Djibril booy ñëw yeneen blessé invalide yi fi nekk buñ mënee yéeg accompagner waale la nañu ko def nañu ñëw bokk ak yow sa discours.
Djibril, allez-y. Aouzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour, je m'appelle Djibi Kandé, origine de la Casamance, dans la région de Sédhiou. J'étais victime d'un accident tragique lors d'une manifestation organisée à Djanamalari pour apporter mon soutien à monsieur le président Ousmane Sonko. Face à l'injustice et le complot, d'État qu'il subissait de la part du régime tyran de Macky Sall. Ce jour, un gendarme m'a identifié, m'a tiré avec une balle réelle, touchant à ma main droite au niveau du coude. Cette blessure est l'origine de mon amputation. Malgré tout, j'ai fait preuve de courage et de résilience, de réapprendre à écrire avec ma main gauche, et j'ai retourné à l'école et j'ai obtenu mon bac en 2024. J'ai ensuite été orienté à l'université Cheikh Anta Diop, à la faculté de lettres sciences en lettres modernes. Je suis en niveau L2. Mais aujourd'hui, au sein de l'université, je fais face à de nombreuses difficultés pour payer mes tickets de restauration, mon logement, mes besoins pédagogiques, de faire laver mes habits et de soigner. J'en appelle donc à votre assistance pour que je puisse poursuivre mes études dans de bonnes conditions et de meilleurs délais. Seule Madame le ministre Maïmouna Diaye et Bassirou Kébé, c'est Ahmed Tidiane Gueye que j'interpelle qui agissent rapidement sur ma situation préoccupante au sein du campus. Je connais ma situation, mais je sais mes frères qui sont là devant moi, ils subissent les mêmes choses. Ils subissent les mêmes circonstances. Alors, j'interpelle Monsieur le Président du PASTEF, Ousmane Sonko, à voir ces gens-là, c'est sa famille. On fait partie de la famille de PASTEF. On est Ousmane Sonko. Donc, nous demandons, Madame la ministre, que la justice soit faite sur nous et on exige qu'on nous prend en prise en charge, que la reconnaissance soit faite sur nous et nous demandons que la justice soit faite encore et nous réitérons nos engagements sur M. Ousmane Sonko et le parti PASTEF. Merci le Président. waaw mbokk yi dafa waroon a leeral tuuti ci wolof waaye comme ni ñu xamee réew mi dafa wax ne ma olofam dafa desee set waaye li gënoon sax mooy kenn ci détenu yi leeral ko waaye dama koy tënk rek parce que moom exemple la boo xamante ne képp kenn ci ñii mënoon naa wax histoire am li waral ñu mujjee soit dagg benn tànkam wala loxoom wala benn ci ay cëram manqué ci waaye exemple lan rek lañ ciy joxe nee na gannaaw ba nga xamante ne parce que dañoo bëgg lii képp koo xamante ne dégguloo tubaab sax nga dégg li mu wax nee na gannaaw ba nga xamante ne régime bii passé def nañ complot contre ki nga xamante ne moom mooy le président de PASTEF te nekk ay ndaw nangu wuñu injustice di dal ci kenn ñoom dañoo jóg ne injustice bii duñ nangu mu jàll ci kaw loolu lañu ko tiiree bal ci main droite loxo bi ci conc ba ñu ko yóbboo hôpital ñu daal di dagg loxo ba waaye moom kuy jàng la étudiant la te droitier la ndeyjoor la doon bindee waaye ci kaw loolu la jéem a réadapté wu fexe ba jàng di bindee càmmoñ léegi moom lay bindee ngir continuer am njàngam
léegi nag loolu rek mooy li ma ci bëggoon a tënk leneen li ci des mooy li ñëpp wax mooy li nga xamante ne ñoom réclamé nañu ko muy justice képp koo ci gis mu yor bekkee wala doxin ba xaw a doy waar wala gis-gisam xaw a metti xam leen ne c'est parce que injustice bu ñu dund ba ñu tuddee leen des blessés invalides maanaam ñoo xamante ne seen blessure même bu wëree taxul ñu mën a amaat seeni cër ya ñu amoon kon jërë ngeen jëf yàlla mi am fay yàlla na leen fay waaye également xëy na justice dina am ci réew mi jërë ngeen jëf merci beaucoup. waaw di réaffirmer ànd bi ñu ànd ak Ousmane Sonko loolu lañ ko boole wax di ko war ne ko bàyyiwuñ ko